fexe ba wane waaw li tax ñu wóolu la su dee nga war a dox ko ba mu man su dee nga war a séddale jox ko ñu ko moom na nga fexe ba yee ba leer na nga fexe ba wane waaw li tax ñu wóolu la ki la seetu ba nga tey kooku kurus loo su dee loo war a wax ko ñëpp moom su dee loo war a wax ko ba mu jeex fexeel ba yee ba leer ma nga fexeel ba wane waaw li tax ñu wóolu la góor baax na jigéen baax na jub daal mooy li wóor Mooy le président Idrissa Samb le président Idrissa Samb ñi nga xamante ne nii développement dara rek moo ko ñor moo leen di woo pour ngeen ñëw ñu dem seet ji ki nga xamante ne nii mooy le président de la coalition Sonko 2019 muy le président Ousmane Sonko yaa ko salaamaaleykum mbokki daara ñu ngi leen di yëgal leen le président Ousmane Sonko mu ngi ci yoon bi waaw kon gis ngeen ko kooku mooy Idrissa Samb kooku mooy gone daara bi kooku mooy jël lépp jagleel ko daara mooy ki nga xamante ne nii développement daara rek moo ko ñor kooku mooy le président Idrissa Samb dara ñoru ko lu dul développement wu Jolof moo leen di woo ngeen génn ñu dem teeru bi ki nga xamante ne nii mooy le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko Jolof yëpp moo leen doon xaar le président Ousmane Sonko daara yëpp moo leen doon xaar le président Ousmane Sonko jeunesse yëpp moom la ñu xaar le président Ousmane Sonko man ñëpp moo leen doon xaar yéen ñëw ñu dem teeru bi nga xamante ne nii mooy le président Ousmane Sonko ayoro
xamante ne nii ñoom ñun xale yi rek moo ko ñor moo leen ci woo ñëw def caravane bu mag boo xamante ne nii ci leen dem teew le président Ousmane Sonko di ci woo ñëpp dafa leer Sonko sound Sonko président 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 Sonko Sonko président Sonko 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 le président Ousmane Sonko mi Dakar excellent muy le président Ousmane Sonko suñ doon xaar excellent muy ki nga xamante ne ni askan bi moo ko tànnal boppam ànd ci ak kan le président Idrissa Samb l'espoir du Jolof le coordinateur du mouvement Jolof en marche ànd ci ak kan ki nga xamante ne ni moo di El Hadji Malick Ndiaye ñëw teeru le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko moom ngeen gis noonu ci ginnaaw moom moo sol yére bu weex bi macha allah di wax ne ànd ak kan doomu Daara ànd ak kan ki nga xamante ne nii développement wu Jolof rek moo ko ñor ki nga xamante ne nii dafa jël yitteem yëpp jagleel ko Jolof kooku mooy kan muy le président Idrissa Samb l'espoir du Jolof le coordinateur du mouvement Jolof en marche ànd ak kan ki nga xamante ne nii moo di El Hadji Malick Ndiaye ñëw dalal ki nga xamante ne nii moo di le président Idrissa Samb dara ci nga xamante ne nii moo di le président Ousmane Sonko waa Jolof moom lañ doon xaar ak ci ndaw bandiraɓe Fulɓe le président Ousmane Sonko ari bandiraɓe Fulɓe le président Ousmane Sonko ari bandiraɓe Fulɓe le président Ousmane Sonko ari le président Ousmane Sonko ari bandiraɓe Fulɓe le président Ousmane Sonko ari waa Jolof suñu mbokku commerçant yi le président Ousmane Sonko ñëw na Sonko président
engagé, le président Idrissa Samb, l'homme qui n'a œuvré que pour le développement du Jolof, le président Idrissa Samb moo ànd ak ki nga xamante ne nii moom la askan bi tànn, ki nga xamante ne nii moom la xale yi tànn, ki nga xamante ne nii moom la may ngi bëggal boppam, kooku mooy kan le président Ousmane Sonko. Sonko président, Sonko président, Sonko président, Sonko président, Sonko président. Waaw waaw ma ne ko fii le président Ousmane Sonko ànd ak kan le président Idrissa Samb l'espoir du Jolof, le coordinateur du mouvement Jolof en marche, ki nga xamante ne nii Jolof rek moo ko ñor, ki nga xamante ne nii développement ki nga xamante ne nii daara moom la doon xaar egsi na, ki nga xamante ne nii bu falee incha allah rabbi le 24 février 2019 Jolof dina jóge ci jàngoro yi mu nekkee, jàngoro yi Jolof yëpp dina saafara incha allah rabbi, parce que dañu constaté ne depuis 1960 ci Sénégal moomee boppam ba léegi Jolof gisul boppam ci Sénégal, avancement wu Sénégal Jolof gisul ci boppam, développement wu Sénégal Jolof gisul ci boppam, moo tax ñun ñi nga xamante ne nii dañoo bëgg suñu réew, ñun ñi nga xamante ne nii suñu gox rek moo ñu ñor, ñu taxaw ànd ak ki nga xamante ne nii moom mooy l'espoir du peuple, ki nga xamante ne nii moom mooy xaritu jeunesse bi, ki nga xamante ne nii moom mooy xaritu mag ñi, ki nga xamante ne nii moom moo bëgg Sénégal mooy le président Ousmane Sonko. Sama inspecteur maa lay nuyu, inspecteur ñu ngi lay ziar, ñu seen taxawaay bi loolu rek moo ñu ñor, am nañu ko le 24 février 2019 incha allah rabbi le président Ousmane Sonko sera le 5e président de la République du Sénégal. Mbokki daara mbokki Jolof ak li wër daara ñu doon xaar egsi na, ku gis lii xam ne askanu daara dafa engagé wu, ku gis lii xam ne askanu daara dafa sonn, ku gis lii xam ne askanu daara tayi na, moo tax ñu choisir ki nga xamante ne nii moom moo jar a choisir, ñu choisir ki nga xamante ne nii moom la ndaw ñi bëgg, te ku wax ndaw wax réew, ñu choisir ki nga xamante ne nii moom la mag ñi bëgg, ñu choisir ki nga xamante ne nii moom la étudiant yi bëgg, ñu choisir ki nga xamante ne nii moom la corps enseignant bi bëgg, ñu choisir ki nga xamante ne nii moom la élèves yi bëgg, ñu choisir ki nga xamante ne nii moo nekk ci xoolu ndaw ñi, kooku mooy kan le président Ousmane Sonko, président Sonko, président Sonko, président Sonko, président 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 yi xam ne jeunesse su daara dañu déterminé wu, ku gis lii xam ne jeunesse su daara dafa ne le président Ousmane Sonko la ñu choisir. dara dàqul koo xamante ni askan bi daf la jël def la ci sa xol, le président Ousmane Sonko c'est l'avenir du peuple, le président Ousmane Sonko c'est l'espoir du peuple, le président Ousmane Sonko c'est l'avenir du peuple. waa mbokki Jolof mbokki daara ak li wër daara kin doon xaar egsi na, kooku mooy kan moom mooy le président de la coalition Sonko 2019, ñu ne kooku mooy kan le président Ousmane Sonko xaritu ndaw ñi, ñu ne kooku mooy kan le président Ousmane Sonko xaritu étudiant yi, ñu ne kooku mooy kan le président Ousmane Sonko xaritu étudiant yi, ñu ne kooku mooy kan le président Ousmane Sonko xaritu enseignant yi, le président Ousmane Sonko xaritu askan bi, ànd ci ak kan ki nga xamante ni moom mooy doomu Jolof, le président Idrissa Samb, l'espoir du peuple, le président Idrissa Samb, l'espoir du Jolof, le président Idrissa Samb mi nga xamante ne nii Jolof ñoo ko bëggal boppam, muy doomu Jolof di dox di yëngu yitteem yëpp daf ko def ci développement wu Jolof, ànd ak le président Idrissa Samb. ay teel a Fapal départ ñëw Fapal départ waaw président Ousmane Sonko ñëw na Jolof
président Ousmane Sonko ñëw na Jolof suñ door xaar egsi na le président Ousmane Sonko ñëw na fas yéene jàkkaarloog askanu Daara le président Ousmane Sonko ñëw na fas yéene déglu waa Daara le président Ousmane Sonko ñëw na fas yéene teewal li nga xamante ni moom la programme am li nga xamante ni le président Ousmane Sonko mbébét na ko incha allahu rabbi ñu ni ko fale
mbir yu mat na ba noppi Daara Jolof moom waxuma la mokk na waaye rumbux la ñuy wax léegi nag dañoo war a seq ak yéen waxtaan bu am solo ñu ngi leen di ñaan rek ñu dem daje ji ci meeting ba buñ fa dajee ñu wax waxtaan bi parce que loolu rek la ñu leen ñaan ñu ngi leen di gërëm. Le président Ousmane Sonko nekk ki nga xamante ni nii moom mooy le 5e président de la République du Sénégal. maa ngi leen di nuyu ci turu directoire communal de Dara des élections pour l'élection de Ousmane Sonko à la présidence du Sénégal depuis 2019. Ousmane Sonko président Dara ngi lay nuyu Jolof ngi lay dalal fii tey ci place publique bu Dara Jolof ndaxte Jolof dafa yàgg arrière yàgg stagné yàgg sonn te yow yaa Idrissa Samb ak Djeri Ba ak docteur Guèye ak Maguette Guèye ak cadre demi am nañu yaakaar da ngeen sans Jolof yàlla na la yàlla def président de la République ñu ngi koy ñaan suñu biir xol am mbégte bu baax a baax nga def meeting fii ci Daara Jolof di sant nag képp ku fi teew te suñu service yu tedd yii soo xoolee xam meeting bi am na sens am na réussite am na succès kilifa yu mag ñoo toog ci baax ci podium bi ñu ngi leen di sant gërëm ñu ngi nuyu waa commune yëpp gis nañu fi teew ñëpp toutes les communes présidents sont présentes aujourd'hui pour te souhaiter la bienvenue dans le Jolof la bienvenue dans la commune de Dara à travers ce comité bi xam maay wax tey seen tur di sant organisation bi baax a baax parce que liggéey bi mucc daal ñu ngi leen di fën bu baax dañu tuddati Cheikh la yaag Samba Salat ak commune sant nañ leen gërëm leen parce que liggéey bi mucc na
kontaan nañ bu baax a baax waa Daara il est l'heure a sonné pour la révolution l'heure a sonné pour la révolution l'heure a sonné pour la révolution yàgg ngeen a nax ñu leen di nax ñu leen di utiliser di leen jaay bañ leen ñëw à partir d'aujourd'hui nous voulons de Daara un département nous voulons que Daara soit un département nous voulons que Daara soit un département Ousmane Sonko def na département inchallah taala ba ko tur ñu yëpp ay oto di ñu yóbbu Linguère di ñu nax di ñu jaay comme ay bonde moo tax ngeen jàpp Ousmane Sonko bii ñu falu def Daara département def Jolof une zone de développement boo xam ne Daara loolu ñu sama wax ak Ousmane Sonko moom ñu àndaloon di Jolof jóge ci jaam di leen dee di leen yeew di leen jaay waa Linguère di leen yeew ay saaku ceeb di leen jox ay saaku pomme de terre di leen jaay Linguère di leen ci woo góoru jigéen mag ndaw seen carte yi enseignants yi principaux yi docteurs yi ouvriers yi maçons yi tout le monde du gudd misal mi ñoo la jot naa foofu ñun jaaba baax kala nek ni sen gam biram yett biram salmi samba kam salmi misal nak mod liggéey ma fem darne ma fem sabu kay metti ko jolof ari man liggéey ma am jolof ko macci mara Daara ko macci mara ala ki yahido hay dara ko yow hay dara ko ne Daara gina 2012 o gina ndar Daara wala ne Daara gina 2012 o gina ko inauguré der Daara do yewe hay de kalona forage Kewli. On ne doit plus parler de forage dans la région de Louga. On doit parler d'université, on doit parler d'hôpitaux, on doit parler de routes, mais pas de forage. Encore une fois, on termine Ousmane Sonko en Mbodi, Laïc Labi, comme le mouvement DEM, comme l'ensemble des partenaires, comme Mansour Fall, Idrissa Samb, comme Fomdari, pour la Bouyes. Nous t'attendons. En dañu weltare mawude alaji do fa tamb fa duuj fa barkit fa Linguère fa Gassane fa Afe fa Sagata fa Pulol ala hedi pour me biiw Ousmane Sonko yo Allah wat Ousmane Sonko président la du Sénégal alhamdulillah yo watum ndax Jolof yaara yeesi ndax Jolof abito yeesi Jolof wona forage mu sirni Jolof soli ko taliji Jolof soli ko université Jolof soli ko développement wona to ko sama mbokk yi ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh vive Sonko vive Sonko vive Sonko vive le dem vive le dem vive le dem asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki Jolof ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci mobilisation exceptionnelle bi nga xamante ni tey defal ngeen ko la coalition Sonko 2019 lii nag mooy wane ne il n'y aura pas de combat à défaut le combat sera très facile Inch'Allah le 24 février 2019 ndax li ñu gis tey bett na mu am ci Jolof waaye loolu bu amee doomu Jolof yëpp ci ñeenti koñ yi nga xamante ni moo composé Jolof ñoo dajaloo àndandoo ngir sagal le président Ousmane Sonko. Diaba wax na ko léegi ku lim da ngay juum waaye 19 communes du département de Linguère yëpp ak village yi ko composé yëpp ñëw nañu sagal le président Ousmane Sonko. Le mouvement Jolof en marche bi nga xamante ni man maa ko jiite ak le mouvement MED ak le parti PASTEF ak yeneen doomu Jolof yi nga xamante ni la vision du président Ousmane Sonko tey ñoo def cette mobilisation exceptionnelle waaye nag dinañu gërëm la coalition Idy 2019 bi nga xamante ni andi na fi une forte délégation. ñu ngi leen di gërëm
di wax ne yëf yi xam na waaye le président Bruno D'erneville waroon na wax ndax moom dafa am ay mbokk ak i wallare ci Jolof nee na ma nuyul ma waa Gassane nuyul ma waa Léné nuyul ma waa Dundooji waa Dooji Amali Kasekere Indoli Labgar kon loolu la ma waxoon naa ko nuyul ñooñu waaye bëgguma lim di juum président Ousmane Sonko Jolof ñi ngi lay dalal président Ousmane Sonko Jolof ñi ngi lay wax ne xiif na président Ousmane Sonko Jolof ñi ngi lay wax ne mar na président Ousmane Sonko Jolof nee na amul ay yoon président Ousmane Sonko Jolof amul école amul université li tax nag tey Jolof yëpp mobilisé ñëw ci derrière la coalition Ousmane Sonko c'est parce que le président Macky Sall mi nga xamante ni moom la ñu boole suñu cotisation yi ñuy def ci suñuy impôt jox ko ne ko le budget est là nga na nga ko delloowaat ci dëkk bu nekk dafa jël ay forage ak ay rang-rang ne yéen waa Jolof lii ngeen mérité mu doon loo xamante ni feebar la ñuy andil ndax poussière ba ñun waa Jolof xaalis bi ñuy jël defal ko autoroute Ila Touba defal ko autoroute bu jëm Mbour defar université du Sine Saloum defar université de Dakar et Jolof dans tout ça ñun lan la ñu mérité ay forage ak i raaw-raaw loolu doyul ñi ko fi représenté ne ko Jolof nooy na ba tax mu ne du ñëw ren ci campagne yi du ñëw Jolof loolu mooy wane ne yéen bokku leen ci programme am mais bi mu jëlee le document ko bi nga xam ne moom la ñu tuddee le plan Sénégal émergent fii ba 2035 bi ñu revisité tous les projets Jolof bokku ci maanaam yéen fii 18 ans da ngeen di toog di seetaan ngeen 7 ans su ngeen ko falee da ngeen toogaat 5 ans est-ce que di ngeen ko fal moi je dis non di ngeen ko fal ça sera une date historique le 24 février damay wax nag ne waa Jolof dafa am xas wu ñuy def mooy musuñoo ànd ak histoire mooy toujours dañuy ànd ak nguur daanu ñu ci ànd ak keneen loolu dañ ko war a bàyyi Jolof dafa ànd ak Senghor daanu Jolof ànd ak Abdou Diouf daanu Jolof ànd ak Ablaye Wade daanu ñu ànd ak Macky Sall loolu dañ ko war a bàyyi nit da ngay am gëm-gëm ñun gëm-gëm moo ñu bàyyi fii ci ak président Ousmane Sonko ndax ci koom doy nañu neex nañu l'homme qui est là dama ko xam pour l'avoir pratiqué pendant 10 ans li ma mën a wax su jubutoon kon tey du doxantu avant le radiateur di ko radier moom la ñu dénkoon mu bind ci texte yi nga xamante ni mooy éthique ak déontologie ci fonction publique li ma ko mën a tekkee moom la ñu santoon mu wax nan la fonctionnaire war a am jikko bu ko mel kon jikkoom bu ñaawoon moom duñ ko dig wala ñu jox ko loolu ne ko def ko ba tax na lu ne ñu ngi ko koy wax waaye leeral na ne na bu ma taxoon 1 franc du ma campagne bu meloon neneen li ñu koy taxal du ngeen ko gis fii waaye fu mu génn tey Sénégal topp ko maa ngi wax ñu ngi coupé courant bi parce que tiit nañu l'homme qui est là incarne la jeunesse l'homme qui est là incarne le changement et l'espoir Monsieur Ousmane Sonko, nous vous avons choisi parce que nous avons espoir en vous. Nous sommes des Sénégalais qui sont fatigués. Nous sommes fatigués avec ce régime de scandale, avec ce régime qui n'a rien fait pour le Jolof, qui a été oublié depuis Senghor, Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade et Macky Sall. Nous avons dit non et nous allons le démontrer au soir du 24 février 2019. Nous allons créer la coalition ici dans le Jolof. Monsieur le Président Ousmane Sonko, Jolof soxla na ay yoon kii ku fi feebar Louga lañ lay yóbbu vous allez le voir vous-même. C'est une ville qui est à 80 km de Dara. Vous allez faire cette route-là en 3 heures de temps parce qu'elle est coûteuse. képp ku fi am sa njaboot ku feebaree boo ko bëggee yóbbu Louga bay ba mu tal ka perkal ndax yoon wu bon kon président Ousmane Sonko Jolof soxla na ay yoon. président Ousmane Sonko Jolof dafa bëgg yoon wu jógee Daara dem Gassane yoon wu jógee Daara dem Ndogalul continuer Mbalaxe yoon wu jógee Daara dem Fass yoon wu jógee Daara dem Gën yoon wu jógee Daara dem Ndooji yoon wu jógee Daara dem Gassane yoon wu
jógee Daara dem fu nekk ñun dañu soxla loolu le Jolof a besoin d'une université parce que suñu doom yi ku ci am def bac ñi ngay orienté à Dakar kuñ fa orienté sa doom tey li ngay njëkk a tiit mooy fan lay nekk kon université di Jolof war na juddu loolu dafa war a bokk ci suñu programme li tax nag ñu ànd ak président Ousmane Sonko il est prêt à revoir le découpage administratif du Sénégal su ko xoolee si le Jolof mérite d'être un pôle régional da koy nekk et Daara sera le carrefour du Jolof. Le président Ousmane Sonko d'accord na ak ñu ne na li nga xamante ni moom la ñu xam ci Jolof muy élevage dina dem ba nga xamante ni càmm gi nga xamante ni moom lañ xamee Jolof dina instaurer des usines yoo xamante ni der yi nga xamante ni moom la ñu defar dinañu ko defar fii nga xamante ni mooy Jolof xale yi am liggéey ndax monsieur le président fii xale bu fi juddu boo bàyyee jàng Jakarta ngay dawal ak voiture loolu ñun dépassé nañu ko. monsieur le président Ousmane Sonko d'accord na li nga xamante ni moo dal Daara nga xam ne une commune moo ko wër boo ko dee 100 mètres yaa ngi caameen loolu le président Ousmane Sonko d'accord na ne bu yàlla joxee réew mi dina ko xoolaat le président Ousmane Sonko d'accord na ci ne war nañu xoolaat jikko yi su ma ko waxee am na ñu nga xamante ni tey le 2011 bañ doon meeting fii ay voiture lañ daan jël ak daali jarax lañ daan sol tey ñi nga am ay 4x4 nee na nga leen di jox ceeb ak pomme de terre ak soble loolu saaga la nit lu am njëg dama ne lu leen jox jël leen le 24 février ngeen xamante ni ñi leen jox seen xaalis la vous allez voter contre ce régime mafieux loolu laa leen di ñaan li may wax nag pour terminer mooy ànd ak président Ousmane Sonko yomb na waaye ànd ak président Ousmane Sonko jëli sa carte dem voté ko ba pare toog sécuriser sa vote incha allah au soir du 24 février nga xamante ni Jolof dira bravo Jolof dira avec le président Ousmane Sonko Jolof dugg ci histoire. Le président Ousmane Sonko nee na li ñuy wax les vallées fossiles dina ko revitaliser pour nga xamante ni muy mbayam ndoor président Ousmane Sonko dinaa la xamal ne Jolof bay la ñu am ak càmm ñun baykat yi ku ci toog bay ñetti weer di nga tëdd juróom-ñeenti weer yoo xamante doon liggéey li ngay def mooy dem ci àll bi di wuti ay mbokk ak ay matt loolu nag il faut nga revitaliser les vallées fossiles pour ñu mën a def suñu liggéey mbayam noor loolu d'accord na ci ak ñun kon la Jolof dira oui au soir du 24 février 2019 j'appelle les jeunes xale yi maa ngi leen di woo da leen seen avenir bu leen ko jaay kenn jaay ko kenn nag mooy dina ñëw jox leen 10 000 francs dina ñëw jox leen 100 000 francs jël leen suñu xaalis la leen di jox waaye nag su ma sañoon sax du leen am fitu di leen xool ba di leen jënd waaye ku ci ñàkk fulla ba ñëw ci yéen jox leen seen xaalis jël leen le 24 février ngeen solo ba rafet ndax nag dañu seetlu ne élection yi boo demee ci bureau de vote yi mag ñi ak jigéen ñi rek ñoo fay nekk kon cette fois-ci man dama gëm ne ñoom même ils sont conscients de cette situation que si la jeunesse vote massivement le président Ousmane Sonko du sax yóbbu Macky Sall le deuxième tour da koy gagné au premier tour. kon dama bëgg li ko diaspora bi ni defee di woote seen waa kër yëpp di wax ak ñoom naan leen yéen suñu waajur yi na ngeen voté le président Ousmane Sonko yéen waa Jolof ku ci nekk fa nga nekk na nga nekk un vecteur de message wax ak suñu yaay yi wax ak suñu papa yi ngeen génne carte yi ñu àndal ak président Ousmane Sonko gagné ce régime mafieux je vous remercie. asalaamaaleykum tund Jolof bi yëpp suñu kàddu mënoon na ñàkk ci daje bu mel nii ndax suñu frère di doomi Daara Idrissa Samb daanaka wax na njàmbat yi waa Daara di njàmbat ak waa Jolof lu ëpp ay at mën nañu wax depuis indépendance ba léegi man nag sama wax dama koy jëmale ci kan mooy président Ousmane Sonko bi nga xam ne tey moom moo waral daje bu am solo bii ndax ñeenti at ci ginnaaw bi ñu xamante xëy na boobu ñu bëri ñu teew fii nii xamuñu woon la mooy Pastef wala xamuñu woon kan mooy président Ousmane Sonko waaye tey amul fooy dem ci Sénégal ak ci diaspora bi te doo fa dégg turu Ousmane Sonko ak turu Pastef les patriotes loolu dara mayu ko lu dul baat bi ñu wooyee constance maanaam bi mu commencé ba léegi fi mu teg baaraamam teggiwu ko fa dëgg gu mu wax kenn mësu koo dindi fi mu jaar
amul kenn ci leader politique yi tey koo xam ne jaar na fa te amul dara lu la taxal ndax nit bu def 15 ans ci administration génn taxaw ni bés bu ñu gisee fukki dërëm boo xam ne luubal naa ko nañ ma tëj à vie loolu am nañ yaakaar ne benn politicien ñemewu koo wax. waaye dafa am beneen affaire boo xam ne remarqué nañ ko sama gars yi waa APR wala waa Benno Bokk Yaakaar dañoo tiit li tax ma ni dañoo tiit depuis 3 jours ñi ngi def ay réunion de crise di wër ci koñ yi di jéem a décourager jeunesse bi naan leen waa ji ab rebelle la waa ji ab terroriste la waa ji di jullit lu ñu xalaat ak lu ñu xalaatul wax nañ ko te dara lu ko waratu ko lu dul tiitaange waaye ku gis li am fii tey place publique gëj na am mbooloo mu mel nii man boog gëj naa ko gis waaye lan ngeen seetlu yee ñëpp mënuñu gis sax mbooloo mi ndax lëndëm daara boo fi jógee woon 2 fukki at boo ñëwaatee buñ takkee say bët nga ñibbi ndax dara soppeeku daara lëndëm na xeetu lëndëm goo xam ne kenn mënu koo comprendre te nee nañu daara mooy xolu département Linguère mooy xolu Jolof daara yoonu suuf kese la bi ñu wàccee tali bi ba léegi poussière kese la te Linguère da lañ jógee waaye Linguère gisuñ fa suuf xaw ma nag lu waral loolu amuñu benn problème ak waa Linguère waaye dañu wax ne Jolof du Linguère Jolof poumon économique bi ak mbooloo mi ak démographie bi daara la donc li am solo mooy waa daara Jolof dama bëgg ñu jël seen responsabilité te xam ne nouvelle génération bi ñëw ñu ci mel ni ñoom Idrissa Samb ñoom Mansour Fall Met ak ñeneen ñi ànd ak ñoom ñëpp dañuy jóg pour jox daara gëdd bu mu war a am ci Sénégal te loolu pour mu am il faut que waa daara jàppale leen ndax gis na ne lu amat fanweeri at waa Linguère ñoo ñuy tànnal njiit ñoo ñuy tànnal maire te buñ fi ñëwee ñooñu lañ fiy nekkal donc askanu daara li may wax mooy carte électeur yi nañ ko jëli ndax mbooloo mi rafet na lool mobilisation bi am na doole lool ñu koy rafetlu waaye li ëpp solo mooy le 24 février ci ngoon bu ñuy commencé di jox résultat yi buñ ne bureau de vote numéro 1 buñ ne président Ousmane Sonko gars yi ne 1000 cartes buñ ne Benno Bokk Yaakaar na gars yi wax 100 cartes wala 50 cartes loolu nag bàyyi leen ñu may leen tuuti rek bàyyi leen ñu compal leen loolu nag li ñu koy may mooy ñëpp fexe ba jóg dem jëli seen ay carte dem waxtaan ak seen yaay yi dem waxtaan ak jeunesse bi ñu dem jëli carte yi nga xam ne ñu ngi jógee fii ci centre culturel bi le 24 février ñu teel a xëy dem voté ji waaye bu ñu voté surtout jeunesse bi nañu taxaw sur place surveiller vote yi ndax gars yi amul dara lu ñu xalaat lu dul sàcc ndax fu ñu dem ñu ne leen du fii donc askanu daara askanu Jolof ñu ngi leen di remercier encore une fois di remercier délégation yi fi ñëw yëpp di jéggalu nag ci li nga xam ne ñoom ñëpp mënuñoo jël parole ndax amoon nañ yéene bi waaye dafa xat te bu ñu fi jógee nii dañuy dem ba Louga war fa teniraat beneen meeting ci guddi gi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. kii fi toog di le président Macky Sall dafi ñëw mu taxaw programme ay campagne am ne du ñëw daara ma ne ku nite la ndeke li tax ma wax loolu mooy dama bëgg jeunesse bi yëpp xamal président Sonko ne ko Macky Sall ñemeetu fee ñëw dama bëgg yéen ñëpp ngeen wax loolu Macky Sall ñemeetu fee ñëw xam ngeen lu tax ma wax loolu kii c'est le candidat de la jeunesse. bu ñu demee Inde ils sont leur Mahatma Gandhi su ñu demee Chine am nañ seen Mao mais pourquoi pas un Sonko au Sénégal pourquoi pas un Thomas ni ñu amee Thomas Sankara ci Burkina am Paul Kagame Rwanda pourquoi yéen ngeen bëgg rek Jolof bëgg rek ñi nga xam ne daanañ fi ñëw di toog fii di ay màgget di ñaan si papa yi ay carte su ma wax loolu xam ngeen li may wax le président de l'Assemblée nationale laay wax sama papa votel na ko sama mag votel na ko pourquoi ma koy votel pourquoi ñuy votel ay retraité il est temps que ñu dénk réew mi kii nga xam ne il n'a que 40 ans et quelques mu liggéeyal ñu suñu réew am ay loxoy set te mën naa waat ne soo ay loxoom siy toon du teg fii campagne. mbokki Jolof ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di jaajëfal ci teertu bu exceptionnel bi nga xam ne teeru ngeen ko tey
ak ci jotaay bu rafet bii nga xam ne Daara Jolof yëpp daje nañ fi. Daara Jolof ñëpp xam nañ ni benn creuset la boo xam ne xeetu Sénégal yëpp a fi daje. xeet yooyu yëpp tey ñi ngi fii ci ci jotaay bi. waaye ma jagleel mention spéciale la jeunesse de Daara Jolof. parce que bi ñu duggee daara ba léegi defe naa daw ngeen lu mat nu mu tuuti 5 kilomètres wala lu ko ëpp topp suñuy gannaaw oto di tudd suñu tur te loolu lu sore la lu foor la ci ñun. ki mujjee wax léegi Mayoro dafa ne le candidat Macky Sall ñemeetu fi dugg. waaye defe naa fi mu ñeme dugg fi mu ne nii ci Sénégal bëri wut lim mën a def mooy dajale ay kaar ñu génne xaalis bu dul jeex ci suñu keesu état mu jox ko ay nitam ñu dem fu ne ci àll bi dajale ay kaar andil ko dajaleel ko ci benn bërëb mu ñëw taxaw fecc ay feccam parce que amatul dara lu mu mën a wax waa askan wi. xam nga ku yor réew juróomi at ak ñaar defoo dara lu waa askan wi mun a teg seen bët fi ñu jaar yépp bi ñu doolee campagne ba léegi Ndakaar lañ doore continuer dem Saalum jóge Saalum dugg Bawol ba tey ñi ngi Jolof fi ñu dem yépp ay njàmbat rek lañ fa fekk. fi ñu dem yépp dara baaxu fa waaw ku yor réew juróom-ñaari at defoo fa dara bu dee dese woon na la as tuut ci yërmande ci sa askan ak tuuti ci respect ci sa askan war ngaa tal leneen lu dul ànd ak sa waykat mu lay xalamal ngay fecc parce que loolu ñaawal askan wi la. askan wi tey seeni problème mooy lekkuñu ba suur. seeni problème mooy gisuñu ndox bu ñu naanee wala bu ñu sangoo seen problème mooy mënuñoo am courant seen problème mooy ku fi feebar boo moytul ci couloir hôpitaux yi ngay dee seen problème mooy amuñu yoon yu baax yu ñu mun a jóge dëkk dem ci dëkk seen problème mooy xale yi mënuñoo fexe ba am liggéey mun a jàppale seeni waajur kon réew mu ni mel ñu dénk la ko juróom-ñaari at amoo benn solution boo andi ci loolu waroon ngaa jombale taxaw ci kanamu askan wi naan da ngay wangoo bu doon sax nag mën na ko waaye affaire bi dafa xaw a safadi boole ci xam nga peccum tooyamaan dafa doy waar kon loolu li muy firnde rek mooy Macky Sall à part moom ak njabootam ak lenn ci ay àndandoom amul benn yëg-yëg ci le peuple sénégalais qui souffre dans sa chair rawatina nag jeunesse bi ndax ñoom fexe nañu ba seen njaboot ak seeni doom tey nee nañu seeni njaboot ay projet immobilier la ñu am Dubaï xam nga Dubaï nee nañ la mooy foo xam ne le prix au mètre carré foofu la gën a cher ci àdduna seeni njaboot léegi ñi ngay tabax ay gratte-ciel à Dubaï jamono jooju ñun ñii di néew di doole suñuy doom a ngi fii di taxawaalu jàng nañu uti nañu métier bay nañu def nañ lu ne waaye yàq nañu réew mi ci anam goo xam ne mënuñu cee am le minimum pour teral seen bopp waaye surtout pour jàppale seeni waajur kon dañoo am mbégte trop biñ ñëwee fii ñun de am nañu sañ-sañu dem fu ne ci Sénégal am nañu sañ-sañu def ay caravane dugg ci koñ yi dugg ci ruq-ruqaan yi parce que duñu dugg fenn ba sénégalais yi sànni ñu xeer wala ñu xas ñu wala ñu yuuxuñu loolu amut loolu mooy suñu différence ak ñoom yaakaaruñu lu dul ci milliards yi ñu sàccee ci keesu état
pour def politique waaye ku ci génnoon yoroo dara sa poos boo génnee fii ñetti nit duñ la wuyu si boo moytul sax ay duma nga ciy jëlee kon noonu ñu jëflanteeg yéen ba ngeen dugal ñu seen biir xol ñoo ngi ñaan yàlla yaakaar goog ngeen am ci ñun bu mu musa yàqeku ñoo ngi ñaan yàlla mu may ñu lii nga xam ne judd na ci Sénégal te dekkilaat yaakaar ci xolu Sénégalais yi parce que Sénégalais yi demoon nañu ba koo ci tudd politique sax cim la ciy tegal benn Sénégalais bëggatul woon wax ci lu jëm ci politique waxuma laa ci acteur politique bu dee nag suñu jëmm ji ak ñi ñu àndal ci politique yàlla may nañu ci doxalin ak ci jëfin ñu teg tànk foofa nga xam ne ku askanam mësa naw foofu nga tegoon sa tànk ba tey ngeen am yaakaar googu ci ñun suñu responsabilité ñun rawatina nag suñu digganteeg jeunesse bi may wax mag ñi damay faral di bëri lu may tëddu jeunesse bi tekkiwul ni dama amul yëg-yëg ci mag ñi waaye ku jàppale jeunesse bi jàppale nga mag ñi suñu digganteeg jeunesse boobu nous on n'a pas le droit de décevoir ou de trahir Sénégal mënatuñu am échec 59 ans d'échec dafa doy dafa jot ñu soppi Sénégal définitivement foofu ñu bëgg a teg suñu tànk nag ma wax leen ni tey jii ñi ngi célébrer anniversaire u kenn ci koo xam ne ñun ci suñuy royukaay la ci politique ak ci dignité humaine mais particulièrement dignité nit ku ñuul muy le professeur Cheikh Anta Diop. démb wala tey ci suba bi may jóge Touba seeti benn kilifa diine gu mag dama ko ne suñuy njiit ci diine liñ doon xeex ñoom soo ci jëlee ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba liñ doon xeex ñoom ba bind ne ñun suñu der bu ñuul bii warul doon lu ñuy xeebee ñu nit ñu nangu ko yàlla li muy def ci nit seetu ci nit ki dafa weex wala dafa ñuul wala dafa bleu wala dafa jaune xeet woo dem am nañu yàlla may xel am nañu tane am na ñoo xam ne nag noonu la demee xeet woo dem am nañu baax am nañu tane am nañu baaxut xeet woo dem am nañu am nañu ñàkk parce que yàlla mooy doxalee mbir mi noonu lañ ñu bëgg a gëmloo nag ñun ni ñun nit ku ñuul dañoo dellu gannaaw ñun nit ku ñuul amuñu xel ak xalaat loolu la Cheikh Anta Diop ni ko suñu yenn mag ñi doon defee ci wàllu diine Baye Niass def ko Alaaji Malick def ko keneen ak keneen moom noonu la ko defee ci xalaat ak ci science ba dem fekki tubaab yi fa ñu nekk ñoom ne ñoom ñoo yor université yi ñoo yor xam-xam bi duma leen ci xam-xam ba si àdduna yëpp gis ni duma leen ci xam-xam kon yéen jeunesse du pays dellu leen ci référence yooyu parce que histoire u Sénégal dañ ko sàcc à partir d'un certain moment ñi ñu leen bëgg a jox comme référence duñu ay référence les vraies références ci wàllu politique da ngeen koy seeti ci ñoom Cheikh Anta Diop ak ñoom Mamadou Dia ñooñ ñooy référence en politique buñ leen tànnoon 1960 kon heure bii ku tudd Maroc tudd Sénégal wala sax di nga tudd Sénégal doo tudd Maroc loolu nag la ñu am occasion tey reprendre ko rattraper ko amul kenn koo xam ne mag ak ndaw góor ak jigéen ak bépp xeetu liggéey booy liggéey kenn ku nekk war naa am yéeg-yéeg boobu lii ñu dëgmal Sénégal dootul élection comme ni ñu xamee woon élection Sénégal nga xam ne askan wi daanul tànn dañ ko daan yóbbu rek ci ay mbubaay wala ñu seet ni kii laa bokkal ci xeet wala ci askan wala ci dëkk wala kii moo ma neex wala kii moo fi ñëw andi saaku ceeb ak 2500 2019 bi nag jamono tànn dafa jot Sénégal dañoo war a tànn ka ñuy dénk réew mi moo yor ko war juróomi at yoo xam ne moo yor suñu kopparu réew moo yor suñu administration réew
mooy wax moo yor baatu réew mi ci biti ñu koy wax diplomatie moo yor armée moo yor gendarmerie moo yor renseignements généraux ki ngay jël loolu lépp teg ko ci loxoom da nga ko war a saytu settantal ko bu baax ndax kenn ku ne fii boo yoroon sa alal di ko dénkaane di nga xool ci koñ bi koo gën a wóolu li nga koy wóolu nag mooy njub mooy jikko ju rafet mooy maandu noon ngay wóolu nit ba mun a am sa alal ne ko ah man de mënumaa denc sama kër waaye maa ngi lay dénk kon li ñépp bokk nag nga xam ne moo ëpp solo nañu xool ci yan anam lañ koy dénkee nit duñ ko dénk nit parce que kii ñoo bokk xeet parce que wax naa ko fu ne Abdou Diouf Senghor nekk na fi président ñaar fukki at taxul mu jël alalu Sénégal yóbbu ko Joal wala Fajut soo demee foofu doo fa fekk dara Abdou Diouf nekk na fi président ñaar fukki at ñemewul jël alalu Sénégal bi yëpp yóbbu ko Louga gee Louga bi Abdou Diouf di nekk président la gën a lot Ablaye Wade nekk na fi président fukki at ak ñaar jëlul alalu Sénégal yóbbu ko Kébémer Macky Sall mii nekk fi président juróom ñaari at demal Fatick wala nga dem Fuuta ñoo gën a sonn ci Sénégal kon naa fal sama mbokk réglewul sa problème ndax sa mbokk ñemewul jël alalu askan wi ñëw ne maa ngi koy xëpp sa kër nañu tànn ki nga xam ne nañu seet ci ki ñuy tànn est-ce que kii ko jub la est-ce que kii ay loxoom set na est-ce que kii am na lu mu jiital ci ragal yàlla ba soo ko dénkee alalu réew mi du ci jël fukki dërëm naan maa ngi koy jëmale ci sama bopp wala sama askan nañu tànn koo xam ne am na xam-xam am na xalaat ci ni ñu war a yore réew te wone na ko ci comportement am ak ci jëfinam ak ci waxam ak ci mbindam waaye nañu tànn koo xam ne bu ñu nee intérêt Sénégal a ngi nii ne ko sa intérêt ngi nii mu gis ni intérêt am waroon ak intérêt Sénégal mu bàyyi intérêt am jaamu intérêt Sénégal bis bu ñu tànnee ci anam googu rek am président de la République tant que nag ñoo ngi tànn ci yeneen critère jooyte bi dina fi métti lool la ñu jooytu 1960 ba léegi ku ñu fal mu def ñaari at ñetti at juróomi at ñu ne dëkk bi métti na léegi dañ naan sax dëkk bi dafa maki loolu li ko fiy jëlee mu ngi ci ñun mi ngi ci suñuy carte parce que ñun yàlla tànnaluñu président de dañuy tooñ yàlla nag naan yàllaay fal yàlla falul de keroog bi ñu décidé ni ñun ñoo am suñu sañ-sañ yor suñu carte ñoo koy yóbbu ci la ñu yàlla ne seetaan naa leen ak seen sago ngeen xool leen doy ngeen tànn ko loolu moom moo am kon culte de responsabilité bi ñu war a am bañ a jël mbir mi rek yombal ko naan yàlla baax naak yàllaay fal ñun ñii ñooy fal yàlla demul ci urne yi de ñun ñii ñooy dem ci urne yi ran sànni suñu carte kon anam guñ koy sànnee nañ ko saytu bu baax buñ ko defee rek dinañu am président bu baax te président bu baax ànd ak nit ñu baax ñooy defar réew mi delloo si alalu réew mi ci réew mi alal googu jëriñ waa réew mi loolu président bu baax ak àndandoo yu baax ñoo leen ko mën a jox ñun nag am nañu njort du njort sax am nañu certitude ñun que président bu baax boobu ñuy wax mu ngi nii taxaw seen kanam te àndandoo yu baax yi mu war a àndal doomi Daara Jolof yaa ngi ci ndax ñun ñi yor parti tuddee ko Pastef ba ñuy door parti bi doomu Daara Jolof dafa ñëw bàyyi li mu nekkoon ñëw bokk ci muy Alaaji Malick Ndiaye mii ñu xool ko mu doy ñu wóolu ko yëkkati lu toll ni communication ci parti nga xam ne mooy li ëpp solo parce que mooy dox sa digganteeg nit ñi ñu teg ko ci loxoom mu koy defar mu koy liggéey ci anam gu rafet waaye yemul ci loolu dafa ne comme Daara Jolof laa dëkk jox naa sama bopp sas naa sama bopp dem fexe ba parti bi existé ci biir Daara Jolof boobu ba léegi mu ne ci di bàyyi yitteem di bàyyi liggéeyam di ñëw looloo andi Pastef dugg biir Daara Jolof def ci ay jéego yu ama am solo may nuyu waa Pastef Daara Jolof yépp di leen féliciter waaye ñuy dox di dox
mbir mi di yaatu mu am yeneen doomu Daara Jolof ñëw jàpp ci mbir mi ci cadre suñu coalition sama rak sama collègue ñoom sax dañ ma dàq moom bokk na ci ñi ma dàq impôt waaye sama rak di sama collègue di Idrissa Samb yàlla boole ñu ci liggéey ñu nekk ci biir impôt et domaine ci liggéeyin bu rafet ma seedeel waa Daara Jolof ni mi ngi leen di représenté ci anam gu rafet biir impôt et domaine parce que li mu seede ci man laay seede ci moom su amee sañ-sañ toog fii te nekk inspecteur principal des impôts et domaines dafa fekk la ñu ràññee foofu ba ñëpp di ko wax mooy randal ak jëlloo moomut da koo defut ndax su ko defoon lundi matin jimboor yi nga xam ne xol bi dafa xat ku àndut ak moom rek mu ngi lay pexel bu dul woon loolu am na ci moom lundi matin bu eggee boo moytul dig moo koy jël si kon ma seede leen loolu mu ñëw nag ànd ak mouvement am yépp muy mouvement dem bi ma gisee ñu nag dem ak Sonko ma ne boobu ànd na ndax ñun ñëpp dañuy ànd dem bu soobee yàlla ñiy wax nag waa Daara Jolof yépp ngeen topp seen gannaaw doom yooyu jàppale leen seeni doom lañu seeni rakk lañu seeni mag lañu seeni jarbaat lañu seeni nijaay lañu ñii ñu bëgg Daara Jolof lañu ndax suñu bëggoon lu yomb rek kenn ku ne ci ñoom waa nguur gaa ngi lay topp suba ngoon te suñu nangu woon dinañ leen jox xaalis te dinañ leen nommé ci ay poste responsabilité waaye bëgg Daara Jolof te xam ni ñii fi nekk tële nañu ci Sénégal tële nañu ci gox yi ñii mënuñu defar Sénégal mu ñoo defar Daara Jolof moo tax ñu ne suñu intérêt bopp duñ ko jiital ba dem ànd ak ñoo xam ne bokkuñu gëm-gëm moo tax ñu ñëw ci li gën a métti ndax li gën a métti mooy opposition rawatina opposition Ousmane Sonko nag ndax ñun dañu ne opposition radicale kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ni li ñu gis tey dal na xel ndax bi ñu duggee ci dëkk bi ngeen ànd ak ñun ñu wër dëkk bi romb nañu sax benn meeting lañ ko tuddee nee nañu waa Bennoo Tas Yaakaar a fay daje dégg naa démb la ñu wër dëkk bi yépp nee nañ waa ji ñëw fii dëmm la day yëy ay nit dëmm gaa ngi nii nag xam naa ni ñoom maay seen dëmm moom waaye askan wi ndax man seen dëmm laa kon bi ñu xamee ni loolu sottiwul dégg naa ki nga xam ne doomu département Linguère la te di doon benn ci musiba Sénégal nag muy Aly Ngouille Ndiaye dégg naa génn alal gu bari jox leen ne leen dem leen def seen meeting waaye xam nga luy dëgg ak lu dul dëgg musuñoo mën a xeex fii de amul benn alal gu ñu distribué ne leen ñëw leen ñoom joxe nañu xaalis waaye bi ñu rombee ci meeting ba gis moo fa ñaari nit bu matee ñaar daal benn bi ab bëy la kon ñoo ngi sant yàlla di leen gërëm yéen waa Daara Jolof den wax nag ni man de Daara Jolof munoon naa fi bañ a meeting bi ñu defee caravane ba pare dama ne El Hadji Malick ak Idrissa Samb may leen comme waa Louga ak ñuy xaar te dañ fa war a def meeting tamit may leen tee ngeen ñoo bàyyi rek ma continuer fii mokk na fii moom xaw ma fan waaye Daara Jolof moom y aura pas combat waaye mënuñu woon ñàkk ñëw gaaral leen tuuti rek ci li nga xam ne mooy suñu yéene ci Daara Jolof ndax jamono campagne électorale la ñu ne campagne électorale mbumbaay beeg xumbaay bi baax na ci waxtaan bi baax na ci waaye candidat bu ñëw ba jàkkaarloog askan wi rawatina lu toll nii ci ay nit war ngaa mun a waxtaan ak ñoom munoo jukki lépp ci sa programme
waaye nga am lenn lu ndaw loo ci jukki ne leen yéen waa Daara Jolof lii laan ci gaaral may wax ni programme bi ñu def waa Pastefu Daara Jolof liggéey nañ ci waaye may seedeet ni moom Idrissa Samb bi mu àndeek ñi muy àndal ñëpp waa dem moo wax waa Daara Jolof ni ñëw ñu rek ne ànd naa ak yéen suñu ànd suñu xaritoo ak suñu jegeyante ci wàllu liggéey taxul mu ànd ak ñun ndax depuis élection législative yi maa ngi ko naan Idrissa ñëwal ñu liggéey sama rakk nga mu bañul woon sax waaye dafa am yeneen yu mu nekkoon waaye bi mu demee ba ànd ak mouvement am ñëw dañ ñëw andi seen mémorandum ne ñu ñun nag Daara Jolof rek a ñu ñor lii daal mooy suñuy poñ bëgg nañ cee waxtaan ak keneen ci candidat ku ko war a mun a jël en charge ci programme ci Daara Jolof ñun dinañu ànd ak yéen ñu waxtaan ci loolu balaa may lire seen référendum bi ma leen waxee ñun lan mooy suñu gis-gis ci Sénégal ak ci gox yi gis nañ ni ñoo bokkoon gis-gis ci naka la Sénégal war a dëppoo ma wax nag ni wax nañu problème mu découpage administratif mooy Daara Jolof dafa bokk ci département bu ñu tuddee Linguère waa Daara Jolof jooytu nañ ni mbir mi dafa féete boor te loolu mu ngi am depuis indépendance ba lépp dafa féete benn boor alors que économie bi population bi démographie bi lépp mi ngi daje fii Daara Jolof bim ñu ko waxee nag le ma ko tontu mooy ñun de suñu biir programme dafa am réforme territoriale bu am solo boo xam ne fas yéen nañ ko def waaye ab kilifa booy wax ci yenn yi doo ci wax ci lu oyof doo def nit ku ñëw rek ne la man lii mooy sama bëgg-bëgg rek parce que bëgg nga kut ka kut ànd ak moom nga gaaw dik ko loolu jikko politicien la te ñun duñu politicien ma ne ko li am ba am mooy bu ñu sénégalais yi wóoloo ba dénkuñu lépp loo xam ne ci nu territoire yi tëddee la dinañ ko tegaat sur la table te fépp fu injustice am parce que il faut ñu étudier ko techniquement géologue yi ñëw géographie yi ñëw économiste yi ñëw sociologue yi toog ñu étudier affaire ba gis ni nii la war a doxee waaye ma jël engagement fii nii bu ñu paree étudier loolu yépp bu mbir mi firndelee ni Daara Jolof moo war a nekk capitale départementale moo wax leen ni Daara Jolof dañ ko def capitale départementale incha allah ñu ne nag Daara Jolof dafa bokk ci région bu ñu tuddee région de Louga région de Louga fi mu ne nii ñaari problème yu mag a mag moo koy menacé te baax na nag yéen ngeen xam ko sama benn rakk mi ngi wax fii yoon day ñëw après dinaa ci ñëw balaa ñuy jëm ci yoon yi dama bëgg waa Daara Jolof xam ni am na menace yoo xam ne mi ngi am ci lépp lu wër Daara Jolof wala région de Louga ñaari menace sa benn menace bi mi ngi jógee côté bii mooy li ñu tuddee avancée de la mer mooy géej gi mu ngay avancé di jël suuf si parce que soo demee booru Lompul ci biir Louga la bokk loolu nag mooy li nga xam ne dinaa ko faram-fàcce bu ci kanamee tuuti bu ñu demee ba Louga waaye beneen danger bi nga am moom mi ngi concerné Daara Jolof ak le Ferlo ak lépp li nga xam ne zone sylvopastorale bi la mooy li ñu tuddee avancée du désert mooy désert bi ma ngay avancé di ñëw di jël suuf si nit ñi léegi dootuñu am fu ñu bay ndax suuf si wow na koŋ waaye léegi dootuñu am fu ñu sàmmee parce que suuf si wow koŋ soo fa yóbboo jurit du gis lu mu naan du gis lu mu lekk ñu ne ñun lan la ñu constaté mooy Macky Sall ak gouvernement am ñaari menaces yi nga xam ne wax naa ko fii amuñu lenn loo xam ne teg nañ ko ci table bi ne nii lañ ko bëgg a dindee nii la ñu bëgg a sorelee lor googu loraange googu ba du lor askan wi ci juróom-ñaari at yëpp amul benn programme boo xam ne tëral nañ ko
pour que désert bi nga xam ne mi ngi ñëw ak doole te mun a yàq mbay mi waaye surtout mun a yàq càmm gi te ñëpp xam nañ ni fii zone sàmm la gisuñu benn programme bu ñu teg ne lii la ñuy def pour loolu ñu jëlee ko fi. lan mooy nag ñun suñu gis-gis ci loolu mooy balaa nga naan naam ne fa il faut que ñu mun a développer ay politique de résilience li tubaab di wax loolu mooy il faut ñu mun a defar ay jumtukaay ba nga xam ne nit ñi ma jiital ci nit ñi parce que ñoo ëpp solo waaye jur gi tamit waaye gàncax gi tamit ñu mun a am ñoom doole goo xam ne dinañ mun a nekk ci condition yooyu te du am lu mu leen lore loolu moo ëpp solo ci li ñu war a mën a defal zone bi balaa ngay wax tali wax leneen ak leneen nga régler problème boobu parce que boo ko réglé wul boroom xam-xam yi yëngatu ci wàllu environnement nee nañ soo gënee yéeg jëm Fuuta fii ak 20 ans yi di ñëw boo moytul nit dootu fa mun a dëkk ndax tàngaay ndax xam ngeen désert day ànd ak tàngoor gu métti kon suñu premier projet mooy ñu régler loolu la ñu koy andil nag mooy ñu fexe ba am li ñuy wax des zones agroécologiques mooy ay ñu fexe ba Daara Jolof ak li ko wër waaye damay wax zone sylvopastorale bi yépp ñu am ay dëkk yoo xam ne nit dina fa mën a dëkk am gàncax am àll mën a am ay garab mën a bay waaye mën a am également jur gi yuy dëkk ak nit ñi ci condition yu baax a baax loolu mooy suñu vision naka lañ ko bëgg a defee nag parce que ñun loolu bokk na ci li ñu wuteeg nit ñi politiciens yu bëri dañuy ñëw ne leen su ngeen ma falee dinaa def ay dëkk yu mel nii su ngeen ma falee dinaa leen defal lii waaye néew na politicien bu taxaw ne leen nii laa ko fas yéene defee ak fii laa koy defee bu ngeen gisee suñu premier meeting bi ñu def Dakar premier jour campagne bi ma jagleel ko spécialement mbirum financement fan la ñuy jëlee koppar gi dama bëggoon lii tegu ci campagne bi yépp fu ma taxaw ak askan wi ne leen lii dinañ ko def boo delloo ci li ma waxoon ni nii la ñuy amee koppar gi koy def nga gëm ni kii war na koo mën a def ba tax lan nañ ko war a defee ñun lan mooy suñu ambition mooy bu njëkk bi rendre le Sénégal autosuffisant en animaux d'élevage mooy nu ñuy def ba Sénégal dootul jéggaani jur gi feneen ak feneen Sénégal bu tabaski jotee da ngay am sax gàcce mënuñoo am sax xaru tabaski yu mat bu ko defee ñu naan xara ngi ñëw ma ngay jóge Mali dina egsi du egsi ma ngay jóge Mauritanie dina egsi du egsi waa réew mu mel ni Sénégal ñu jàpp ak nu ñu xarañee ci wàllu càmm suñuy mbokk pël yi nga xam ne kenn dàqu leen sàmm ci àdduna ñu ne Sénégal ba léegi mënuñu fexe ba lañu soxla ñun ci jur gi ñu am ko màggal Tuuba bu jotee wala gàmmu jot da ngay yéemu ci yàlla mujj gi dañuy dem ay Mauritanie di andi ay gëléem di fa wuti ay nag wala ñu dem Mali te loolu pertement bu rëy la ci suñu économie parce que yaa ngi enrichir économie keneen ñu ne kon ñun dañoo bëgg niñ ko waxee biñ demee Saloum ci wàllu gerte geeg ñoom seen li ñu waxee autosuffisance alimentaire ci wàllu mbay mi noonu lañ ne ñun Sénégal ci juróomi at yi gën saa gudd ci juróom-ñaari at yi bëgg nañu nag xanaa musiba am de ba ñu xëy catastrophe am ñu ne jur gi lu bëree dee na ci yàlla nañ ci yàlla musal waaye bu dul loolu bëgg nañu la ñuy soxla ci jur gi fii ñu am ko fii biir Sénégal te dañ koy liggéey ak suñu sàmmkat yi fii biir Sénégal Daara Jolof nag la ñu bëgg mu doon capitale du Sénégal ci lépp lu jëm ci wàllu càmm doon na ko ba pare sax doon na ko ba noppi sax waaye dañ ko war a moderniser ba mu gën a fës naka lañ koy moderniser nag mooy bëgg nañu def li ñuy tuddee aménagement intelligent et concerté du territoire mooy nu ñuy organiser dëkk bi
àll bi ba lii war a ànd diggante mbay mi ak càmm gi ñu mun a dëkk ñoom seen biir di demalante te du yàq dara ndax yéen ñëpp dégg ngeen coow yi am léeg-léeg ba andi ay xeexoo ak añante diggante ñi yor càmm gi ak ñi yor mbay mi. loolu suñ ko organiser ba utal yi nga xam ne mooy trajet pour ñii di def élevage extensif ak lii nga xam ne mooy ñiy bay defe naa mun nañ ci am résultat bu bëri waaye li gën a am solo mooy dañuy wax suñu mbokk sàmm yi nit munoo nekk ci même modèle bi ni maam ak maamaat ak maamaati maam niñ doon defee nga ne noonu rek laay continuer lii tubaab di wax élevage extensif mooy yor sa gétt rek di dox loolu mënuñu ko fi dindi de waaye il faut ñu wàññi ko bu baax te liñ koy wàññee mooy nañu def des fermes modernes dañuy wax fii ranch de Doli waaye mun nañu def ay fermes modernes ba nga xam ne du toll noonu waaye dina am ferme yu yemaan yoo xam ne baykat bi day li muy soxla yëpp da koy am ci benn espace boo xam ne mun na doon 2 hectares 3 hectares 5 hectares waaye pour loolu am il faut ñu développer une industrie de production de l'aliment fourrager mooy lii nga xam ne jur gi dina ko soxla te bokkul ak nga topp àll bi di wër fu am ñax mooy ngooñ gi mooy ripaas gi mooy yeneen ak yeneen ñu am ay unité industrielle yoo xam ne fas yéene nañ ko def fii ci Daara Jolof muy defar dund gi ñu koy dund jur gi ñu koy jox jur gi loolu bu amee rek parce que li tax nit ñi di topp àll bi di dox gi baaxul ci kiy bay dox gi baaxul ci jur gi ndax jur gi dafa yor bakkan rek jur goo doxal 100 kilomètres lekkul lu doy naan lu doy bu la rombee nga gis mu ragg ba yax yi di feeñ waaye jur goo téye ci benn espace lekkam di ko fa fekk naanam di ko fa fekk ndax gis ngeen nagu tubaab yi ni ñu toll benn nagu tubaab mat na juróom ci suñu nag yi parce que dañ ko li mu soxla dañ ko koy andil foofu te sonnaluñ ko ci dox gu dul jeex waaye topp àll bi di dox dafa métti kon loolu bëgg nañu moderniser ba am ay ferme moderne di ñaan nag buñ ci tollee dinañ ubbi waxtaan ak suñu mbokk sàmm yi waaye dañoo bëgg ñoom it ñu nangul ñu loolu parce que seen jàmm lañ ci ut lu leen noppal lañu ut seen rendement dina gën a bëri rendement bi ci yàpp rendement ci soow bi rendement ci der bi lépp dina gën a bëri gën a baax koom-koom bi gën a naat ci ñoom moo gën topp àll bi di dox ñu ne bëgg nañu it li nga xam ne loolu nag pour ñu def ko nee nañu premier défi bi nga xam ne il faut ñu gagner ko mooy ndox mi ndox dafa manqué Sénégal waxuma la sax ndoxu jur gi waxuma la ndoxu mbay mi waaye fi ñu jaar yépp ci Sénégal ba ñuy génn Ndakaaru coupure ndox lañ fa fekk ñetti fan waa Ndakaaru amuñu ndox loolu mënul ànd ak wér gu yaram balaa ngay tabaxal ay nit ay immeuble wala nga naan yaa ngi dem jënd autorail buy jar 1200 milliards jox leen ndox gu ñu naanee gu ñu sangoo jox leen courant gu doy jox leen fu ñu fajoo kon su dee ndox bu ñuy naan ak ndox bu ñuy sangoo la ñu amul xam nga ni kooku du am ndox gu mu bayee du am ndox gu mu jox jur gi ñu ne nag am nañu potentiel ci ndox waaye dañ koo jëliwul yéen ñépp dégg ngeen au moins benn yoon ci seen àdduna ñu wax leen revitalisation du canal du Cayor mooy nu ñuy def ba dem jëlee fële kër Momar Sarr jëlee fa ndox def ay canal yoo xam ne ndox mi fa lay jaar ñu ubbi ko mu topp distance yu yàgg yu sore ba nga xam ne nit ñi dinañ mën a wër fi ndox mi jaar yépp ñii di ci des maraîchage ñii di ci bay gerte ñii di ci andi seen jur pour ñu mën a naan yéen ñëpp dégg ngeen ñu ne leen revitalisation des vallées fossiles wax naa ko ci sama livre bi ma bindoon mën nañ dem jëlee ndox fële ci fleuve Sénégal parce que fleuve Sénégal surtout jamono nawet bi ndox mi day ëpp ba tuuru delluwaat ci géej gi ñu ñàkk ko ñun ñu ne ndox moomu mun nga gas ay canal mu jóge fleuve Sénégal daal di traverser zone sylvopastorale bi yépp nga créer li ñuy wax des fleuves artificiels li nga xam ne ay zone la yoo xam ne woon ay vallée la woon am gàncax am ndox loolu nga dundalaat ko bu ko defee sàmmkat yi
baykat yi ba ci sax nappkat yi dinañ mën a ñëwaat toog ci zone yooyu di liggéey di sàmm di bay di produire lu bëree bëri ñu ne ba tey ci jumtukaay yi ñu bëgg a jël mooy gën a yokk gën a defaraat les bassins de rétention parce que jamono taw gi yenn saa yàlla may ñu nawet gu baax waaye ndox mi day daanu rek dugg ci suuf pare nañ ci donc nañ defaraat un système de bassin de rétention ba nga xam ne dinañ téye lu bëree bëri ci ndox mi nga xam ne maam yàlla mu ngi ñu koy may te jëriñoowuñu si lu dul bay ci tuuti rek après jeex na. dinañu def aussi li ñuy wax régler aussi problème mu suuf si réforme foncière ba kenn ku ne fi nga toog moo xam da nga faa dëkk moo xam da nga fay bay nga mun cee am kayit buy wane ni yow yaa ko moom. leneen li nga xam ne bëgg nañ ko def mooy exploitation de la chaîne des valeurs élevage wax naa léegi ni fii la ñu bëgg Daara Jolof mu doon capital bi ci lépp lu jëm ci càmm gi waaye loolu pour mu am il faut ñu def ay usine ñun suñu programme dañu ne lii xool suñu programme mooy industrie mooy usine xam ngeen li tax seen soow bi yéen ñii di sàmm ñu naan soow bi ñu ngi koy tuur ci mbedd mi wala soow bi ñu ngi koy wanteer litre 100 francs loolu njaaxum la ca boobu jamono Sénégal mu ngi dem bitim réew di jël ay milliards di jënd meew bi ñuy andil fii meew bi ñuy ndekkee fii ñun ñëpp di ko dajji li ci ëpp bokk du mën a yëpp xam leen ni du soow waaye meew synthétique la li ñuy wax du lait synthétique tubaab bi day jël tuuti ci soow bi boole kook yeneen produit jaxase ko daal koy defar soow mooy poudre bi ñuy naan loolu moo ñu andil feebar yu bëree bëri yi ngeen gis bu njëkk ba nit ñi dañoo wéroon kéng suñuy maam parce que dugub bi lañ daan lekk naan ci soow li loolu li ñu doon lekk yépp ñoom ñoo ko produire waaye léegi ñun li ñuy lekk yépp dañ koo jëlee ci bitim réew nit day dajji sachet suba junot daa di dugal ci verre yëngal daa di naan te xamul li muy naan lu mu doon gis na mu weex rek xaw a saf soow waaye na ngeen xam ni la cay soow lu tuuti la ciy meew la ca des yépp ay produits synthétiques lañ ci def ñu ne kon soow boobu li tax muy yàqu ba ñu koy tuur dafa fekk li ko waroon a usines yi ñu waroon am pour soow boobu ñu transformer ko fii ba nga xam dootu ñu dem di jëli poudre de lait ailleurs usines yooyu amul fii bëgg nañ fi nag def ay usines li ñuy wax ay PME PMI usines yu yem-yemaan ñu def ko fii Daara Jolof ba ku defar sa soow ba pare soo demee ci buntu usine bi wala sax usines yi dañuy yor seeni oto ñoom di wër di seet kan moo yor soow boo bëgg a jaay ñu jënd ko ñoom andi ci usine bi daal koy traité bëgg nañ tamit am nañu yéene defar ay unité de conservation parce que soo amee sa soow ba pare bugg koo jaay gisagoo ko ñëw jënd il faut nga am foo koy denc parce que soow dafa gaaw a forox soow bu defee 24 heures yàqu na kon balaa soow bi di fermenté balaa muy way nañu am ay unité de transformation yoo xam ne ci dëkkaan yi lañ ko bëgg a def nit mun a ñëw am soom ñu peeseel ko ñu nattal ko ñu ne am na 20 litres wala 30 litres wala 50 litres mu dóobu ko foofu ñu conserver ko fa ba keroog muy gis client ñëw jël 50 litres soom dem jaay bëgg nañ tam surtout nag ci suñu mbokk jigéen yi fexe ba am ci commune bu ne ay usines yu ndaw ay PME yoo xam ne soow boobu nu ñuy def ba transformer ko mu doon fromage wala mu doon beurre parce que ñun fromage bi ñuy lekk dañ koy importer waaye tubaab bi ni ñu amee technique ak technologie ba mun a defar seen fromage ñu defar ko ba mu rafet ñu koy andi fii ñun suñu soow gi nga xam ne suñuy naga ko suñu nag lañ ko jëlee war nañ cee mën a defar fromage war nañ cee mën a defar beurre ak yeneen ba ñu consommer ko fii muy consommer local ñi koy liggéey am ci lu bari ci koom-koom waaye xaalis bi des ci biir réew mi pertement du ci am ñu ne tamit lii nga xam ne mooy viande bi mooy yàpp bi xam ngeen ni ba léegi Sénégal day importer yàpp day importer jur waaye day importer aussi yàpp façon yàpp bu bon bu ne rek lañ ñu fi andil
léeg-léeg nga gis njàpp bu ñuul kukk ñu ne la viande de buffle la. buffle benn xeet la boo xam ne dafay xaw a niroog nag waaye du nag moom rabu àll yooyu sax la gën a jege que lu nit war a lekk ñu ne la Inde la jóge wala xaw ma fan buffle la. gis nga ñun Sénégal la ñuy def suñu biir yi xamuñu ko dañuy teg rek ñu lekk am na loo xam ne dañ koy tere ci léewu tugal yi suñu nee baaxul foofu ñu ne yenu leen yóbbu Sénégal yenu leen yóbbu Afrique ñun daal na saf rek na jimboo bi bëri na rosi bi baax la ci des suñu yoon newu ci. moo tax tey suñuy maam feebar yi ñu xamuloon cancer bëriwuloon ci Sénégal gii diabète bëriwuloon ci Sénégal gii tension bëriwuloon ci Sénégal gii waaye tey ñaar ñoo wax ñett ñoo wax mu ne la sama tension bi. ay jeunes yu am 25 ans da ngay gis mu ne la tension wala nga jékki-jékki ñu ne la jeune ba daanu la lu xew ñu ne AVC. li ko andi mooy lekk gu bon gi ak bañ a produire fii Sénégal li ñuy lekk produire ko fii transformer ko fii jaay ko fii consommer ko bu ñu demee nag ba xam ni produire nañ lu ëpp li ñu soxla ñu doog a nag ne dañu dem jaayi Gambie nañ dem jaayi Mauritanie nañ dem jaayi Nigéria nañ dem jaayi Cameroun noonu la ñuy tabaxee ab économie. kon ñun yéene googu la ñu am te bëgg nañ Daara Jolof jouer ci rôle bu rëy a rëy kon lépp loo xam ne ay usine la yoo xam ne jur gi buñ ko abattre xam nga jur mooy loo xam ne amul luñ ciy sànni wax naa ni ñuy def ci meew bi wax naa ni yàpp gi il faut ñoom usines yoo xam ne ñoo koy traité def li fees yàpp bi découper ko defar ko ba mu baax def ko ci ay sachet ñu mun ko yóbbu ci supermarché ak ci marché yi nit ñi di ko jaay waaye deru gàtt gi est-ce que xam ngeen ni Sénégal am na ay nit yuy ñëw jóge bitim réew di fi jënd der bi di ko yóbbu waaye ma ne ku am artisanat ku dem ngaay gis dafa gaay di defar kenn dàq ñoo defar dàll kenn dàq ñoo defar les produits de l'artisanat der boobu laa ne dinañ defar fi ay usines yoo xam ne ñoo koy traité ba mu baax ñu jaayaat ko suñu artisan yi defar ñu ci dàll yu baax defar ñu ci ceinture yu baax defar ñu ci ay sac yu baax ñu consommer lii mu doon consommer sénégalais parce que boo ko deful dañ la naan andi nañu produit bëgguma tudd benn dëkk waaye li mujjee ñëw ci Sénégal mooy ay produits yoo xam ne benn ci dëkk yu mag yi moom lañ koy jëlee yomb na lool nag boo amee 1000 francs dem jëndi sac boo amee 500 francs jënd dàll waaye dàll 500 francs boobu dàll boo xam ne boo ko solee ñetti fan mu dagg donc ci weer wi di nga jënd ñeent yoon wala juróom yoon dàll pour sa doom soo demoon jënd dàllu ngaay gii xale bi dina ko sol ba tànk bi ëpp dàll bi mu jox rakkam te dàll bi du yàqu kon ñun loolu la ñu bëgg ni li ñuy produire fii buñ ci génnee li ñu soxla pour ñun suñu consommation ak li ñuy lekk la ca des nañ ko yóbbu jox ko artisan yi ñu defar waaye delloo siwaat ko ci askan wi ñuy sol loo xam ne fii lañ ko produire ci Sénégal kon yéene gi ñu am ci Daara Jolof bëri na mun naa continuer di lim parce que ba léegi des na waaye li may bañ mooy ñu gën a guddee par rapport ak fi ñu war a jëm may wax ni ñun de dañoo bëgg fasantek askan wi kóllëre bis bu ne ma wax lenn bu dee lii nga xam ne ñun sumb nañ ko ci politique bu dee lii nga xam ne sabab nañ ko ci politique bañ koy door de juróomi at ci gannaaw rek la Daara Jolof ji ñëw naa fi ci campagne législative yi gars yi jàmbaar lañu torop waaye defe naa mbooloo mu ñuy gisoon foofu wala fi ñu defee meeting bi matul woon sax groupe bii ñaari at si gannaaw wala ñetti at si gannaaw su ma ñëwoon Daara Jolof mun naa romb Daara Jolof sol samay dàll di dox ba génn Daara Jolof jëb Linguère benn waa Daara Jolof du xam ni kii di romb nii homme politique la kon su dee ci diir gu gàtt gi yàlla jàppale ñu sutural ñu ba sénégalais yi xam ñu ràññee ñu jox ñu seen xol wóoluñu ba fu ñu leen woo ngeen génn nekk ay milliers ci ñoo xam ne du fukki dërëm bu ñu leen jox pour ne leen ñëw leen ci suñu jotaay
loolu dañ leen bëgg a féddali tey ni bu soobee yàlla àdduna du dox ba ngeen ne Ousmane Sonko ak ñi mu àndal wor nañu. Sénégal gi àdduna du dox ba ngeen ne ñun wor nañ leen parce que nag ñun ak gars yi bokkuñu de nee nañ saabu du fóot boppam waaye nag kenn ku ne xam nga sa bopp suñu politiciens yi di wax li ci ëpp ci ñoom mun naa ne 98% yi ñun ak ñoom bokkuñu jegantewuñu sax ndax ñoom ni ñu jàppee politique mooy lu nit di def la pour jëriñoo askan wi ñun ni ñu jàppee politique mooy lu nit di def la pour jëriñ askan wi jël sa jot jël sa alal nangu cee perte lu bëree bëri pour rek mën a jëriñ sa askan parce que loolu jaamu yàlla la kon comme kóolute googu am na suñu diggante fasante nañu kóllëre bis ni ki tey fasante woon nañu kóllëre balaa ngeen may gis ñu bëri ci yéen dañu bëgg kóllëre googu nag la ñuy may mu am meññit gu baax pour Sénégal mooy keroog le 24 février bi ñu dëggmal dimanche bii bi ci tegu bu ñu fi yàlla bàyyi ñun ñëpp yàlla dañu fi yàlla bàyyi mu ànd ak wér ak tal dañoo bëgg nii ngeen mobiliser woo na ngeen ko mobiliser woo dem ci bureau de vote yi sànni carte dañoo bëgg ngeen dem massivement dem voter pour won Macky Sall ak politiciens yu mel ni moom ni sénégalais yi yeewu nañu te suur nañu cette classe politique corrompue et incompétente bi leen dugal ci guuta depuis indépendance ba léegi xam ngeen liy solo yi loolu bu ngeen sanctionné Macky Sall sénégalais yi laay waxal ñëpp bu ngeen sanctionné Macky Sall beneen politicien bu fi toogati dina ne ah bàyyil ma liggéey de ndax su ma liggéeyul moom ci benn mandat la yem loolu moo tax sanction am solo boo demee France ñaari président yi mujj jaar France yëpp benn mandat la ñu def peuple bi dafa war a xam ni doole gi moom moo ko yor parce que koo xam ne bu nit soxlawee falu day ñëw ne la sarax ma rek dimbale ma seetal ci yàlla léeg-léeg sax mu jaral ko mu ne maa ngi génne xaalis jox la kooku yow yaa ko ëpp doole kon doole googu ngeen yor yéen peuple bi bu leen ko asaaloo na ngeen seet kan ngeen koy dénk mooy carte bi bis bu ngeen ko defee su dee au soir du 24 février même su deuxième tour di war a am na doon diggante ñaari opposant waaye Macky Sall premier tour nañ ko éliminer ci carte bi gis ngeen loolu bu ngeen ko defee giiñal naa leen ci yàlla ni ku ñu falati président dina liggéey ba dugg boîte vocale parce que danaan su ma liggéeyul su ma yoroon ay milliards yu ma jëlee ci keesu état bi di ko yóbbu ci askan wi du tee dinañ ma sanctionné kon seen responsabilité foofu la nekk nun nag bu ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu te xam naa ne di ngeen ñu dénk réew mi le 24 février bu ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu incha allah kenn ku ne dina toog ba ne ndekete ñun ñoo ngi doon bëgg a dee te xamuñu lu xew parce que dinañ defar réew mi ba mu ne cocc nañu teg réew mi ci yoon kenn dootu fi sàcc alalu réew mi gis ngeen ñi wër Macky Sall sàcc alal réew mi kenn xamul nu mu toll ay rapport inspection générale d'État ak ñeneen ne ñii sàcc nañu ay milliards ñooñu tey ñooy gundaandaat nekk ci seen auto de luxe naan ñi ngi def ay meeting politique bis bu ne ma wax ko ñi ma àndal ku ci yaakaar ni ànd ak Ousmane Sonko may na la war na laa mën a may bis bu Ousmane Sonko faloo nga ne man mii tedd naa bis ni ki tey bu yóbboo nga xam ni nax nga sa bopp ñun dugguñu ci politique pour am alal ku bëgg ay millions wala ay milliards da ngay dem créer sa entreprise nga liggéey ku dugg ci politique naam sax liggéey gu ne war na am payoor waaye payoor fonction publique ak ku munti doon munul tax nit nekk millionnaire munul tax nit nekk milliardaire man de liggéey naa 15 ans ci fonction publique ci fi ñu ne moo gën a baax ci fonction publique keroog biñ may dàq fonction publique aw moo woon 500 000 sama compte bancaire kon ku leen ne
man ministre la man député la man fonctionnaire la am naa ay millions wala ay milliards xam leen ni sàcc la bu leen seet fu sori kon ñun su ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu ñi may àndal di liggéeyal dañuy xëy di liggéey gont di liggéey fanaan di liggéey rek pour askan wi te duñ ci xaare dara jaajëf sax soxlawuñ ko ci parce que ñun ñoo ñëw taxaw ne leen wóolu leen ñu jox ñu kon yéen ñi ñu wóolu ba jox ñu yéen a ñu sagal dafa war a jeex ci Sénégal nit ñi di daw ci gannaaw ak homme politique Sénégal rek wala Afrique rek ngay gis nit taxaw naan je remercie le président de la République pour l'hôpital wala pour la route kenn du remercier président de la République parce que sa xaalis bi nga ko jox ne ko tabaxal ma hôpital bu jëlee xaalis tabaxal la hôpital jarul remercier la ñu war a wax mooy est-ce que def na ko ni mu ko war a defee est-ce que profité wuñu ci lekk xaalisu réew mi est-ce que profité wuñu def ay surfacturation est-ce que kiñ ko jox moom lañ ko waroon jox waaye nous remercions son excellence pour l'autoroute France nit président dina liggéey ba dee def ay autoroute def ay train def ay tramway doo musa dégg français bu taxaw ne je remercie le président de la République kon dañoo war a décomplexer relation bi entre ñun ñii di askan wi ak ki jiite moom mooy jaamu askan wi mais du contraire bi waaye fii la ñuy fal nit mu jël askan wi joggi leen toog seen kaw askan wi nangul ko ngeen fal nit te ngeen koy gëj a gis te ngeen koy gëj a dégg li mu digge woon du ko def ba mandaam di waaj a jeex nag mu daw si nit ñi toppaat si gannaawam naan dañuy daw kon ñun xeetu politique boobu la ñu andi te noonu la ñu bëgg a yoree réew mi na ngeen ñu wóolu le 24 février génn leen massivement ngeen dem voter pour ñun parce que lii suñu yitte mooy li ñëpp bokk ñëpp jot si li ñëpp bokk ci alalu réew mi dafa jot ñëpp jot si ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant asalaamualeykum wa rahmatullah